waaw ñun si suñu coalition bi nga xam ne bi dañu bëgg a bokk ci élection bi ñëw nañu ak programme bu yaatu programme boo xam ne bii li muy njëkk a wut mooy fexe ba am xam daal zone bi naka la tëddee ci wàllu compétence yan compétence ñoo fi nekk zone bi lan la am lan la mën lan la mënul loolu dinañu may ñu jéem a xam ci naka la ñuy demee ci anam bu gën a yomb anam bu ëpp njariñ ñu créer bureau bu ñuy wooyee bureau économique local loolu nag bu ñu ko defee ba bu ñu saytoo loolu ba pare ci noonu la ñuy am xel mu leer ci commune bi lan mooy potentialité ci fan la ñu mën a sukkandiku gën ko suuxat xam yéen nit ñoo fi dëkk te mën ci jàpp loolu defe naa ni lu am solo la ci suñu programme bi li ñu bëgg daal mooy fexe ba commune de arrondissement HLM nekk commune bu nga xam ne bii ku ñu gis naw ñu te ñëpp bëgg fee ñëw wala bëgg mel ni ñun alors ci loolu nag am nañu ay projet yoo xam ni moom mooy suñu projet yi gën a rëy yu ëpp solo mooy defaraat dëkkuwaay bi nekk HLM Montagne parce que foofu réerewul mbir ni am na dëkkuwaay bu nga xam ne bi dëkkuwaay bu metti la dëkkuwaay bu nga xam ne bi ñi fa nekk nekkuñu dans les meilleures conditions dama foog ne baax na ñu ubbi fa ay yoon indi fa ndox ak courant ba pare régler assainissement bi parce que bu tawee ndox mi foofu dafay sonal nit ñi fa nekk donc loolu mooy projet bi nga xam ne bii mooy suñu projet si suñu projet yi am solo yi boobu benn la ci marché bi tamit nekk na suñu yitte parce que marché bi naam dina indil xaalis commune bi ak ña fay liggéey waaye marché bi dafa dem ba léegi ci ni muy doxee dafa bari ay gàllankoor borom cantine yi ñi ngeek ay problème tablier yi ñi ngeek ay problème employé ñi ngeek ay problème waaye nag ñi dëkk foofu it ñi ngeek ay problème donc man dama foog ne marché bi léegi tolloon nañu foo nga xam ne fii faw il faut ñu seet naka la ñu wutee ay pexe pour def ko mu nekk benn marché bu moderne te loolu ñun ci suñu projet mooy defar fa pour vraiment am assez de place moo xam ne fii ñëpp ñi nga xam ne ñu liggéey ci marché ba ñu mën fa di liggéey leneen li des mooy terrain football bi nga xam bi yàgg nañu door ko waaye ba léegi mu ngi taxaw jot na nag léegi ñu fexe wut ay pexe ci lu mu gënee gaaw ñu daal di koy pare pour mën ko jox xale yi ndax ñu mën a am fu ñuy fubale waaw loolu mooy ñetti projet yi nga xam ne ni dañ ko am muy projet yi gën a yaatu ci suñu programme yeneen projet nag am nañ ko waaye projet yu nekk ñu ngi ko wéer ci sañ-sañ yi nga xam ne nii moom la ñu jox mairie yi mooy li ñuy woowee compétence transférée pour tàmbali ci li ñuy woowee services sociaux de base yi maanaam yi nga xam ne yi ay service la pour société bi te mu nekk lu ñu soxla bu ci njëkk bi mooy mbirum wërgu yaram et ci foofu suñu yéene boo xam ne bi mi ngi ci programme bi mooy centre de santé bu HLM ñu daal di fexe ba gën a yokk ay mën-mënam jël ay maladies yu nga xam ne ni daanu ko faj ñu fexe mu mën ko faj waaye it fexe ba
lii capacité d'accueil bu hospitalisation mu yokku ñu daal di yokk la capacité le nombre de lits pour les hospitalisations leneen loo xam ne lii ñu ngi koy waaj aussi mooy fexe ba centre de santé bu HLM poste de santé bi ak centre médico-social bu Douane mu ñetti structure sanitaire yi nga xam ne moo nekk ci gox bi ñu mën a liggéey en synergie pour mën a joxe service bu gën a mucc ayib service bu gën a neex pour population yi te tamit dinañu doxal ay programme bu sensibilisation pour luy aar nit ñi ci wàllu feebar yi nga xam ne du wàlle muy diabète ak di tension ak yu demee noonu te loolu ñu bëgg ci liggéey ak bàjjenu gox yi ak matron yi ñoo xam ne ñi di leen jox formation pour renforcer seen capacité. li nga xam ne li moom moo jëm ci wàllu jàngale bi bëgg nañu aussi qualité jàngale bi gën a yokku gën a kawe te loolu war na jaar ci defaraat école yi defaraat biir école yi fexe ba xale yi nekk dans de bonnes conditions pour pouvoir faire le apprentissage ak tamit ñu jox leen jumtukaay yi nga xam ni moom la ñu soxla pour seen njàng te dinañu tegaat benn système boo xam ne bi xale yi dinañu fexe seet ba xam naka lañ leen mën a neexalee ba seen njàng ñu gën ko jàpp gën ci góorgóorlu distribution des prix wala ay yenn récompenses yi danañu jéem a xool naka lañ koy joxee xale yi nga xam ni ñoo gën a xarañ pour encourager les autres et ainsi donner un exemple salle informatique aussi dinañ ko defar ci école bu nekk salle boo xam ne bii xale yi danañ fa mën a dem pour miinanteeg ordinateur mën ko utiliser loolu baax na ca ba ñuy ndaw ñu fexe ba ñu miin ordinateur suba dafa nekk benn jumtuwaay boo xam ne bii ñoom ñëpp ci la ñuy liggéey kon na bokk comme ni ko seen morom yi nekk ci yeneen dëkk yi di defee ñoom it war nañ ko am fii ci seen dëkk pour que bu ñu demee sur l'international ñu mën a compétir ak seen morom yooyu. ci wàllu sport lenn lu ñuy sàkku mooy d'abord fexe ba sport de masse ñu fexe ba loolu sax ci HLM pour toute catégorie loolu du ci anamu gagné coupe waaye ci tàggat nit ñi pour seen wërgu yaram loolu lu am solo la mairie bi war na promouvoir loolu parce que bu fekkente ne bëgguloo am ay patients yu bari ci centre de santé yi ak ci hôpitaux yi defe naa ni lii saafara la pour maintenir les populations en bon état de santé. association sportive et culturelle yi muy kuréelu xale yi nga xam ne ci affaire aada ak affaire sport dañu yëngatu dana leen gën a jàppale. leneen li nga xam ne dinañ ko def it mooy ci corniche ba daal di fay def ay terrain yoo xam ni mën na ci def gazon synthétique ak ay projecteurs pour que xale yi mën di fa fubal même bu guddi jotee. leneen li nga xam ne li am na solo te ñu koy def ci wàllu sport bi mooy li ma doore ci complexe sportif bi nga xam ne mi ngi HLM 6 ñu àggali ko parce que yàgg na ba léegi mu taxaw fi mu taxaw dinañ ko àggale fexe ba xale yi mën cee jot pour def seen sport de compétition ak sport amateur. lii jëm ci wàll caada culture foofu ñun lu ñu bëgg mooy fexe ba teg ay pexe yoo xam ne yi dana may ñi nga xam ne ñi ngi yëngatu ci culture ñu mën a yore seen bopp ñu mën a dundee seen liggéey loolu dinañu jël def benn fonds dinañu jël ay fonds teg ko pour jàppale leen
te tamit danañu jéem a seet ci bitim réew naka lañ leen di lëkkale ak yeneen nit pour lu leen gën a jàppale. lii nga xam ne ni dañ ko doon def ñu bëgg koo continuer wéyal mooy fête religieuse bu am ñu seet naka la ñuy jàppale les fidèles jàppale leen ci feetu tabaski tamxarit ci Pâques Noël et cetera. li jëm ci sécurité territoriale bi defe naa ni ñetti aspect la ëmb bu njëkk bi mooy éclairage public bi éclairage bi ñëpp d'accord nañ ne suñu quartier yi dañu war a fexe ba mu gën a leer guddi gi lamp yi dafa war a tàkk mu leer loolu baax na pour karange baax na tamit pour ñi nga xam ne ñi dañu nekk ay aji def lu bon pour lamp yi leeree ils ont moins de chances de le faire donc on va essayer d'intensifier l'éclairage public et le systématiser ci zone bi yëpp li jëm ci tali yi defe naa ni foofu tamit am na ay jéego yu ñu war a def pour defaraat tali yi yàqu nañu lool tali yi bënn na de tous les côtés actuellement ci suñu projet ñun dañu bëgg a defaraat tali yi ba mu nekk tali yoo xam ni nit mën a see dawal te du yàq sa oto wàllu set ak environnement dañu bëgg a door ay toilettes publiques defar fi ay toilettes publiques pour ñi nga xam ne ñi dañu nekk ci mbedd mi ñu am fu ñu mën a gaanuwaay poubelles yi tamit dañ ko bëgg a yokk teg ay poubelles ci mbedd mi pour que nit ñi au lieu ñuy sànni fu ñu jot ñu sànni fa ñu fexe yar leen ci bu ñu amee lu salte ñu koy dugal ci poubelle yi. lu jëm ci coopération décentralisée bi kooku defe naa ni mun nañ ko saytu ci ñaari ponk bu njëkk bi mooy coopération bi nga xam ne bi dafay am ak ñun ak ñi nga xam ne ñi ngi bitim réew muy ay partenaires techniques wala ay partenaires financiers loolu defe naa ni lu jara sàkku la loolu war nañ ko sàkku parce que mën na indil njariñ suñu commune waaye mën na indi tamit mën na yóbbul njariñ suñu partenaires yi beneen bi mooy di séexal suñu commune ak yeneen commune yoo xam ne yi ñi ngi nekk à l'étranger loolu dana permettre ñuy am ay échanges entre population HLM ak population wu commune yi nga xam ni dañu jumelé ak ñoom di am ay manifestations yoo xam ni dañ koy célébrer soit ñu fii ci suñu commune wala ñu dem fekk leen ci seen commune pour def célébration yi lii nga xam ni nag moo jëm ci li ñuy woowee la résilience socio-économique maanaam fagaru loo xam ne lii dana aar nit ñi ci yenn jafe-jafe yi d'abord ci wàllu jeunesse bi ñoom li ñu téye mooy programme boo xam ne bii danañ leen may ñu mën a am une insertion professionnelle defal leen formation yoo xam ni buñ ci jógee danañ mën a am fu ñu daanee seen doole te it teg benn fonds boo xam ne bi dañ koy teg pour jàppale ñi nga xam ne ñi dañu bëgg a liggéeyal seen bopp maanaam am nañu projet ba pare bëgg a liggéey dinañu am benn fonds boo xam ne bi dana jàppale ñooñu. beneen ponk bi mooy fexe ba jigéen ñi di autonome et puis mën a aussi am accès au crédit loolu dañu bëgg a mettre en place benn mutuelle de crédit et d'épargne wala benn fonds boo xam ne dafay garantie comme ça ku bëgg a dem banque wala ku bëgg a dem ci institution de microfinance yi ñu indil la garantie boo xam ne bi di nga ko mën yóbbaale. beneen bi nga xam ne bi moo mujjee mooy modernisation marché bi defe naa wax naa ci sànq marché bi jafe-jafe yëpp mooy espace bi nga xam ne bi moom lañ jagal marché bi moom moo tuuti marché bi bu fekkente ne ci kaw suuf la rek loolu kenn
kenn mu amatu ci pexe dafa fees amatul place terrain nekkatu fa pour marché bi waaye dañu war a fexe léegi ci suñu projet fexe defar benn immeuble boo xam ne bi immeuble 6 à 7 étages lay doon boo xam ne bi lépp pour marché bi la ci bi ñi nga xam ne ñi dañuy def couture ñu nekk ci bërëb ñi nga xam ne ñuy volaille la ñuy jaay wala yàpp ñu nekk ci bërëb ñi nga xam ne ñi dañuy def poissonnerie ñu nekk ci bërëb ah loolu defe naa ni ci bu ñu yokkee capacité marché bi daal di teg ay étage loolu danañ ko mën loolu daal moom mooy ci gàttal lii nga xam ni moom mooy lii suñu programme loo xam ne lii bu ñu fi yàlla tegee te nit ñi bëgg ko suñu mandature projet yi nga xam ni jot nañ ko waxtaanee may wax ne lii yëpp nag dañ ko bëgg a def dans le cadre impliqué nit ñi ah parce que participation citoyenne léegi dafa nekk loi boo xam ne bi nit ñi war nañu mën a gis li nga xam ne lii moom lañ leen di defaral ñu mën ci joxe seen kaddu ah mooy li ñuy woowee lépp léegi dañ ko war a pencoo ci anam bu rafet pour que liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def mu doon njariñ pour ñëpp. waaw man li ma gëm mooy marché HLM marché bu mag la te chance la aussi pour commune bi ñu am marché bu ni mel bi nga xam ne bii ci àdduna yëpp xam nañ ko dafa nekk marché boo xam ne bii waa sous-région bi xam nañ ko waaye feneen tamit xam nañu marché HLM ci liggéey bi nga xam ne loolu lañ fay def mbirum couture mbirum jaayum tissu et cetera ah marché HLM daal am na ci réputation bu rëy loolu moo tax d'ailleurs boo ko seetloo li nga xam ne ni nit yi ñëw foofu ci marché bi jógee ci sous-région bi loolu moo waral nga gis tout autour du marché ay auberge nekk fa ak ay hôtel loolu tax na ba ñun ci suñu programme dañ ne marché bi il faut que ñu fexe moderniser ko téye ko ci ay loxo ci anam boo xam ne bi du yàqal liggéey bi waaye daf koy gën a defar comme problème mu marché bi problème mu espace la te amatul terrain boo xam ne bii mën nañ ko yokk ci marché bi dañu war a fexe léegi nag daal di defar immeuble boo xam ne bii ci kaw la jëm ah immeuble 6-7 étages boo xam ne bii foofu la ñuy réaménager marché bi bu boobaa li nga xam ne mënuñu ko am ci kaw ci suuf si foofu ñu mën ko am en hauteur mu nekk un espace aménagé ñuy liggéey ku ci nekk ñu mën la dugal teg sa place ah su ko defee kenn du mën a gêner sa morom loolu donc moom mooy suñu yéene ci marché boobu te loolu defe naa bu ñu ko defee dana permettre de revenir de ramener harmonie bi entre ñi nga xam ne ñi ñoo dëkk tout autour ak waa marché li ñuy woowee état des lieux maanaam li nga xam ne mënta ñàkk faw danañu def ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo am responsabilité ci pollution wu jaww jeeg environnement bi bu fekkente étude boobu nag bu paree la ñuy mën a xam ñan ñooy naka sudul noonu ci environnement bi bu boobaa nag ay recommandations la ñuy def daal di nag teg kuréel boo xam ne bi day saytu loolu di ko xool seet ba xam est-ce que ñëpp ñu ngi respecter normes yi ah et li nga xam ne ñi nga war a def en matière de préservation de l'environnement wala bu fekkee ni da nga am ay rejet ñu seet nag nga war a fexe ba loolu bañ a nekk luy loraate loolu dinañu teg benn kuréel boo xam ne bi mooy saytu loolu de façon régulière dinañu aussi def benn liggéey boo xam ne bi liggéey bu takku lay doon pour di sensibiliser ak di encourager liggéeykat yi nga nekk foofu pour que ñu wut source d'énergie renouvelable wala alternative
di liggéey ak panneaux solaires yi wala yu demee noonu yi nga xam ni moo gën a méngoog conservation de l'environnement. Ci biir quartier yi aussi li ñu namm mooy développer li ñu woowee ay écoquartier ci diisoo ak boole ci ñëpp loolu defe naa dina faciliter que population yi mën a approprier wu concept yooyu. di la gërëm rek di la sant te aussi di sant sama dëkkandoo yi nga xam ni ñoo ma defoon nañ ma confiance en 2009-2014 loolu moo ñu may ba ñu defoon fi liggéey bu mucc ayib liggéey boobu bari na tuuti na xam naa ne neexoon nañu bare waaye ñun suñu wàllu bopp xam nañ ne liggéey bi des na lu gën a bari loolu moo waral tey jii ñu toog fi tey di waxtaan ak yéen ci lan mooy suñu yéene ci HLM bu ñu ko dénkee 2022 ba 2027 lii ñu waxtaane tey mooy suñu programme te ñu yaakaar ne programme boo xam ne bii dafa méngoog soxla askan wi foofu ci HLM nekk programme bu nga xam ne bii saafara la pour problème yi nga xam ni moom la ñu rencontré ci gox bi may demander may ñaan may sàkkuwaat seen confiance pour que lii nga xam ni moom la ñu togg ñu mën ko liggéey mu doon jëriñu askan wi fii ci HLM jërëjëf.